asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Géejawaay waa Sénégal waa diaspora di nuyu tout le monde di leen sant di leen gërëm ci encouragement yi ak ci teewlu beeg conseils yi di leen sant bu baax a baax a baax a baax di ñëw encore une fois sur mon point de vue ci mon point de vue bii nag dafa nar doon lu xaw a spécial parce que genre cri de cœur la parce que doy na waar daal en premier lieu dañuy wax ci local yi d'abord bu ñu paree ñu wax ci affaire passeport yi nga xam ni ay nit ñu ngi ci am problème loolu lépp bu ñu ci paree ñu tënk ko ci sunu politicien wu tey ban façon politicien la ñu am ban façon njiit la ñu am waaw ci lu gàtt rek ñu tënk ko live bu gàtt ci sunu local yi comme ni ngeen ma ko waxee rek dama bëgg a commencer fu mu toll nii ci Wakhinane Nimzatt bi yëpp koñ par koñ quartier par quartier ma jël fa benn nitu valeur nit comme ni kii nitu valeur la ay politique yooyu tax ko jóg intérêt dëkk bi rek moo ko tax a jóg gis ko contacter ko quartier par quartier ñëpp mu ñu toogee après ñu waxtaan suñu biir xool kan la ñu war a mën a supporter kan la ñu war a mën a jiital pour Wakhinane Nimzatt ku nekk nag mën na nekk njiit mais na fekk mu baax ci Wakhinane Nimzatt waaw loolu liggéey la bi nga xam ni incha allahu rabbi semaine bi ñuy dugg nii dinaa ko entamé am na ñi nga xam ni jot naa leen ci ciblé ba pare mais je vais appeler tout le monde ñëpp ñi nga xam ni suñu intérêt taxu ñoo jóg mais intérêt Wakhinane Nimzatt moo ñu tax a jóg ñu toog ñu waxtaan xool kan la mën na nekk ku ne nag ñu xool ku ñuy jiital intérêt population bi parce que loolu il faut mu am parce que bëcc xoo bi bari na te ñii ma gis ñuy wax ni ay candidats yëpp kenn amu ci njëriñ ñi ci bëri bokk amuñu njëriñ ñi ma jot a xam ñaa xam ni ñii man dund naa ñoom xam naa ñoom defe naa foo moo leen tax a jóg waaye du yor Wakhinane Nimzatt dañuy wax ne dëgg rek waaw il faut que ñu xool kenn ki nga xam ne vraiment kii ñëpp war nañ ko mën a jàppale kooku tamit mu jéem a def le tout ba quartier bu nekk wala coin bu nekk moom fa conseiller sama live bi passé waxoon naa ko te gis naa ni aussi je vais citer son nom Bougane Gueye Dany ni ma ko waxee woon sama live bi passé moom noonu la ko waxee nee na moom ñi nga xam ne dañ leen di gëm sa bopp ñi nga xam ne dañ leen di kii ñooñu dañuy dem seen gox goxaat ñoom ñooy utal seen conseiller bopp mais loolu stratégie boobu ku ko jël dinañu xam ni yow gox bi moo la tax a jóg conseil yi ñoom ñoo war a nekk ci goxaan bu nekk quartier bu nekk il faut benn conseil jël fa ñooñu ñoo war a constituer mairie mais pas clientèle politique pas groupe politicien loolu mënul nekk waaw loolu bu ñu ko waxee ba pare yéen aussi yéen ñi nga xam ne politique leen petit égal ñoo leen il faut tamit ngeen dugg approché wu xool seen mairie nu muy doxee seen commune nu muy doxee yaafus bi dafa doy da ngeen yaafus torop bëgg a toog ci bopp ko ñi rek teg ataay naan affaire non loolu dafa war a jeex Sénégal yaafus moo war a jeex Sénégal il faut ngeen génn xool seen mairie nu muy doxee xool ni man mi maa ngi dëkk Wakhinane Nimzatt mairie bi voté nañ ci budget 800 millions wala 1 milliard
mais il faut ma jéem a xool 1 milliard yi man lan sama lan moo ci war a mun a ne sama partition lan laa ci war a mun a doxal lan laa ci fan la bon nga xam quoi mais yàcc rek toog naan ataaya xëy dem liggéey ñëwaat toog pendant ce temps ñu ngi gérer say bien gérer bi nga xam ne yow sax boo amaana boo ko jege woon di nga ko mën a gérer bu gën a normal boobu loolu baaxul. naan ataay bi la ñu war a wàññi jotaayu mbedd yi la ñu war a wàññi xool mu suñu mairie suñu communes yi di doxee dafa jot yéen ngeen bàyyi policiers yi champ libre lu leen neex ñu def ñoom daal ñoo leen war a jiite chaque jour ñoom ñoo war a dem doxi ba mu neex leen ñëw jiite leen dafa war a jeex surtout ay mairie nii commune mairie nii waa koñ bi ñoo ko war a gérer waa gox bi dëkk ci gox bi ñooñu ñoo war a gérer seen i mairie seen i commune ñoo ko war a gérer ñoo xam luy metti seen bopp incha allahu rabbi xawma ñun ñoo koy njëkk a def xawma mais waxi naan Nimzatt dinañu wër partout te loolu commencé buñ ko ci man nii lay tàmbalee dinaa jël sama téléphone nit de valeur yi fi am ñëpp ñi nga xam ni ñii moom askan bi moo leen tax a jóg ñëpp xam naa leen xam nañ ma te ku ma ci woo di ma wuy dinañu woo dajaloo ñu ñëpp gox fu nekk ñu jële fa benn nit ñu toog waxtaan xool kan la ñu war a mën a porter def ci suñu temps suñu alal suñu lépp jàppale ko te day gañe wax naa Nimzatt na koñ par koñ fépp la ñuy dugg jël fa fu nekk nitu valeur ñu toog ñu waxtaan waaw loolu moom mooy côté élection bi te loolu dinañ ko tàmbali insha allahu rabbi début semaine bii dinaa ci woo ñi ma war a ñi nga xam ni ña war naa leen woo ñoom ñëpp dinaa leen woo ay nit ñi nga xam ni même bu dara du dara ñu ngi ci association yi di doxal seen gox di jàppale seen gox di jël seen alal di ko def seen gox te faluñu kenn falu leen faluwuñu waaw loolu moom je ferai tout mon possible pour réussir loolu semaine bii dinaa ko def insha allahu rabbi semaine bii je vais le faire waaw su ma paree ci loolu ma dem ci politiciens yi waaw di jégalu bu baax maintenant ñu dem di jégalu bu baax aussi bon xam nga loolu il faut ñu def ko xool ñi nga xam ni ñii dara taxu leen jóg lu dul bëgg suñu réew avancé bëgg suñu commune avancé noonu ñu dem copte leen indi leen teg leen waaw loolu moom semaine bii ñuy dugg ni insha allahu rabbi dinaa leen ñoom ñëpp xam nañ leen ciblé naa leen dinaa leen woo waaw di encourager nag tous les mouvements citoyens di leen encourager di encourager ñi nga xam ni ñoom bu dara bu dul politique du dara ñoom ñu ngi chaque jour ñu ngi ci waar bi pour xool seen commune nan lay évoluer ñooñu aussi maa ngi leen di encourager waaw mais sama gars yi mais Sénégal ñu ngi seetaan lenn li nga xam ni ñëpp ñoo ci war a wax mooy politiciens yi yéen a ngi yàq suñu Sénégal tant que vous êtes yéen ñëpp ñi ci ëpp bëgg a falu tax na leen ba bañu ñuy sax ba rey nit ci wet bu ne nag côté bu ne ki ñu génne vidéo am Bougazelli député yow warootoo sax wax man dama am feebaru xol bi ma gisee kilifa ak Simon seen problème dama am feebaru xol yow bi ñu doon wax waxi faux billet boobu pratiquement sama xol bi tuuti moo si desoon Simon ak kilifa ñëw sama xol bi daanaka jeex ñu ñëwaat ñu ñuy wax ak ay député du peuple doo leen rus yéen a bon dem demander la voix au peuple bi ngeen demandé ko jox leen ñu ñoo mën jox leen ñu defal leen jox leen ndekte ay sàcc ngeen doo leen nitu dara ñu bon ngeen
est-ce que xam ngeen yéen porté li ngeen def est-ce que xam ngeen porté passeport diplomatique par exemple ñu ne la yow yaa woddoo suñu drapeau nga dem génn dëkk bi dem ay Mauritanie wala Mali di fa jaay boon wala yamba wala sàngar wala di fa def naka su dul noonu loolu nga foog ni yow sa bopp nga ko def peuple bi nga ko def 17 millions et nangam d'habitants yi ñooñu nga tooñ yéen waru leen dund dañ leen war a waratu leen bokk seen mérité wu leen ne man sénégalais laa mérité wu leen loolu yéen a bon à ce point alal jar na loolu alal jar na beddi sa xeet alal jar na tuutal sa xeet ba passeport diplomatique léegi Sénégal da ngay yor passeport diplomatique Sénégal nga dem pays bu mel ni Allemagne wala États-Unis ñu lay xool ne on s'en fout ana sa visa mais c'est dit mais lii ku ci waxut non seulement naafeq nga non seulement buggoo Sénégal te man je vois des politiciens wala ñu ne ay activistes lañu ñàkk jom ñàkk xorom taxaw di leen am utal ay excuses yéen a bon ce qu'ils ont fait passeport waxuma la diplomatique bi de mais kayitu Sénégal raayu Sénégal ñu koy fowee yow nga ne da ngay def solidarité pour lan Sénégal léegi yéen da ngeen foog nit ñi ay xar lañu yéen activistes yi yéen da ngeen foog ni yéen a moom nit ñi yéen nit ñu filmer ko jàpp ko muy def naka sudul noonu ngeen ñuy wax complot mel ni politique rek mooy àdduna ñun politique ñu nit ki ñu jàpp ko nit ñi gis ko bët ak bët muy waxaale passeport ba ci waxaale passeport diplomatique ngeen ñi am leneen loo leen ci rëy làmmiñ di ko si teg mais il faut arrêter leen yéen tamit ngir yàlla yonent bi bu leen essayer il faut nag suñu intelligence bi ngeen jël def ñu ay xar duñ ko nangu yéen politique leen seen politique mais doo leen ñu takkal ay œillères ñi nga xam ni fii nii la ñuy noonu duñ ko nangu vous mentez da ngeen di fen amul benn complot bu ci am vidéo yu Bougazelli tu mens par lu nga xam ni lu visible la nii donc amatoo looy wax kilifa Simon amatu leen loo leen di wax mais yéen kilifa Simon yéen sax mun naa leen baal parce que kenn falu leen yéen sax mun nañ leen daan bu normal tëj leen tëj bu normal il faut ñu tëj leen tëj bu normal kenn fol leen présomption d'innocence nag munul am fii parce que vidéo la ñu gis ñun amatul innocent la wala innocent vidéo nopp bët dégg bu ñu kenn wax ay présomption d'innocence ak lu kenn xam di indi ay théorie gëmuñu ko mais ñooñu mun naa leen sax muñal am sax li nga xam ne ay daan yu xaw a normal ñu teg leen ko muy kilifa ak Simon parce que kenn falul mais xoolal baadoolo yi nga xam ni dañ leen a fal ñu ne ay député du peuple lañu nekk ay nit ñu bon gën a yées ci seen askan yéen da ngeen war a rusa dawal oto boo leen tibbee di seex ñu xam ni yéen ay deretu suñu deret ngeen di tibb di seex di ko lekk yàq ngeen Sénégal mérité wu leen yéen ay nit ñu bon ngeen waxum waru leen sax nekk habitant wu Sénégal bay nekk député du peuple vraiment bàyyi leen justice bi nag yéen ñi nga xam ne yéen activistes yi ñu jàpp ak yéen politiciens yi bàyyi leen justice bi temps bu mu mënu jël na ko jël lii amul laam-laame amul nëbbatu amul làqatu ay vidéo lu yu nit teg bët muy député baak muy ñoom Simon ñoom ñëpp daan dañu war a daanu obligatoirement daanu lu ne fàng kenn du ko jeex loolu olof moo ko wax lu ne fàng kenn du ko jeex ay nit dajaloo sol seeni t-shirt rouge noir xawma yaanaamaar xawma ngeen bëgg a taxaw di am leneen c'est votre droit waaye nag bu leen fowee sénégalais yi bu leen manipuler sénégalais yi bu leen fowee sénégalais yi
foo bi dafa doy naxaate bi dafa doy. Gis nga man akus néew lii nga xam ne am naa ko muy sumay téléphone ak sumay connexion fu ma mënti toog dinaa ko wax te chaque semaine maintenant dinaa génne sumay live dinaa ko dénoncer mais bu yéen da ngeen di yéen seet leen yàlla ci li ngeen di def. nit ñu filmer ko muy waxaale passeport nit jóge fa léegi say mbaxane xawma sa lan nga ne Macky Sall la. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Macky Sall wax naa yàlla bu ndaw la yow ñu filmer nit vidéo ko nga nekk di waxaale passeport ma sàmba yëgul ma demba yëgul nga ne dañ la complot ku la complot yaa xeeti mu laa la loolu xam nga c'est pourquoi yéen jeunesse bi laay waxal yéen ndaw Sénégal laay waxal ñii danoo use seen mind ba ngeen foog ni ñoom ay ñoom ñooy vrai Sénégal duñu dara. nan lañ lay jàppee ngay sàcc ba pare nga taxaw ne sàcc bi dañ ma complot sàcc ma ko c'est-à-dire non nañu bàyyi c'est-à-dire bi lii dafa ne fàng te nag yéen a ngi yàq Sénégal léegi nit day def lu ne fàng ba pare taxaw ne Macky Sall la wala procureur la wala juge bi la loolu mooy lan lu ne fàng te loolu du jàll de ça ne va pas du mus a jàll. Maintenant Sénégal bu yéen boo leen xoolee rek def leen seen sondage bopp yéen seen bopp seen kuréel boobu ngeen toogoon ne da ngeen di defante soutien ngeen xool commentaire yi nga am c'est très facile pour ngeen defar seen bopp sondage. def leen sondage ngeen xool lan lañ leen commentaire bu dee ay nit yu jub nga ay nit yu conscient di ngeen ne tiens attends arrête il faut arrêter parce que affaire bii am na lu muy nurul. amul kenn ko ànd ak yéen ci seen soutien boobu soutien à Kilifeu soutien à Simon ay naafeq lañu képp ku koy wax naafeq nga nañ leen bàyyi ñoom ñu régler seeni problème bopp loolu mooy yoon parce que ñoom ñoo fauté te ñoom bu dee li ñuy wax dëggal mais ñëppay fauté man damay fauté ñëpp dañuy def ay faute peut-être ñoom seen faute c'est grave li ñu def ci affaire passeport c'est grave mais du ay nit ay mbindeef yu jóge fële bëgg a nettali seen gént morom naan du dëgg c'est-à-dire nii la fa demee dañuy fen c'est pas vrai nañ leen bàyyi ñu assumer ils ont fauté nañu assumer loolu mooy dëgg. yéen jeunes yi bu leen kenn génnelatu si yëpp konaar yi seen avenir la ñii di fooye ñii di wax ay policiers ay activistes seen avenir la ñuy fooye des activistes yi nga xam ni seen bopp rek lañ fi nekk bu ñu nekk génn leen ñu marché pour ñu am dara bu ñu nee génn bu ñuy live sax c'est pour ñu ngi xool ku ñuy jéem a def clé d'œil pour après ñu am fa dara. dem leen liggéey yi ñiy liggéey nañu liggéey policiers yi jox leen ñu programme ngeen bàyyi wax ju bari yi kan moo fi teg programme yéen a ngi xëccoo kii moo war a fal ka am na la mooy seen programme zéro. waxuma la dara journalistes yi nekk ay journalistes yu naafeq yow nan la nit di toogee di jàkkaarloo yi yéen ngeen gis ay vidéo ñu teg vidéo yi ngeen gis ko amul benn journaliste bu ci taxaw mën a ñi am fitu poser question ne leen yéen li ngeen di wax nii tegu leen ko ci yoon. du ay sos du ay dara vidéo lu ñu gis boo leen waxee complot loolu c'est pas possible journaliste du poser question kese la war a def dafa war a def analyse boppam. man mii duma journaliste mais man xool su ma fa toogoon xam nga lan laay njëkk a wax mais yéen complot bi ngeen di wax nii kii bi muy seq ak diw mais diw nekku fa yëgul sax ni lii am na te kii ban importance la war a mun a am ba war a mun a xam ñan ñooy defar ay passeport diplomatique ak yooyu c'est facile mais toog rek. nga ne yaa yor sa micro mais doo leen dem fenn yéen journalistes yi doo fenn doo leen ko dem nit da ngay oser waaw am na ay journalistes fii yi nga xam ne Sénégal ñooñu mérité nañu lépp bi ñu toogee seen bureau yi bàyyi terrain bi fa la ñu amee problème yaakaar des manipulateurs ñoom ñoo nekk ci chaîne yi manipulateur di manipuler nit ñi ay nit ñi nga xam dañuy ubbi seen YouTube di fen suba ba ngoon di dajale. sont des menteurs dañuy fen ay fenkat lañu duñu waxkatu dëgg te ñoom ñoo yàq Sénégal
bu la neexee nga toog naan say sàngara wala tux say boon wala nga def sa lu la neex toog di wax lu la neex ci Sénégal loolu en guise de quoi loolu pour lan. Mais il faut arrêter dimbali leen ñu Sénégal bi dëkk bu yiw la dëkk bu yiw la dëkk bi nga xam ne ñun lu ñekkoon suñu fierté mooy soit nga toog déglu journal wala nga def déglu débat ñu mel ni ay de grands intellectuels yi nga xam ne ñoo mës a nekk Sénégal ñuy concurrencé wu ci débat mais léegi xam nga lan la ñuy concurrencé wu teesante ak génne ay vidéo teesante maa la dàq saaga maa la dàq xaste yéen a ñàkk jom yéen politiciens yi uti leen programme. Certains politiciens je dis am na ñi nga xam ne ay politiciens ñu correct lañu mais il faut ngeen ut programme ut leen programme. Élection yi ñuy wax ni fu mu toll nii yéen a ngi xeex ay guerre de positionnement amul kenn ku ci teg programme communal bu nga xam ne nit mën na ci téye ñi fi nekkoon amul kenn ku fi def bilan bu nit mën a téye mais il faut arrêter dimbali leen ñu ngi yàq ngeen suñu Sénégal. waxuma dara un élu ki nga xam ne dañ la élire ngay trafiqué yow dañ la waroo sax xaar ñuy génne ay immunité parlementaire ak yooyu waroo xaar da nga war a dem tàggu sa jabar tàggu say doom ak tàggu say lépp ne leen maa ngi dem ca comme gendarmerie xaar ba ñu jugé ma wax ci man erreur bi ma ci def wala bu ma ci kii noonu moo doon seen cër. yéen vous montrez que ni yéen jaru leen fal yéen policier jaru leen fal parce que amu leen dignité amu leen vergogne amu leen dara wala nit ki ñuy filmer mu taxaw ay faux billets lu gën a garaaw loolu ay député ñu leen di cité ci ay passeport diplomatique ba ñun suñu diplomatie la diplomatie sénégalaise est à terre elle n'est pas à genoux. Elle n'est pas à jour elle est à terre boo demee ba say passeport say këyit nit ñi fonkatuñ ko ni ñu ko waroon fonkee kaddu bi moom waxatuñ ko mu ñu fonkul say këyit moom say kaddu moom jarul sax ñu koy wax waaw vraiment sama xol bi jeex na trop ci dirigeant ci genre dirigeant yi bàyyi leen di jéem a naan ay da ngeen di solidarité ci ay bandi kenn du solidaire ci ñoom ay bandi da ngeen di bàyyi justice jaar ak ñoom fi mu war a jaar ak yoon ñoom bàyyi leen justice bi mu jaar ñoom fu ñu war a jaar ñoom képp kuy solidarité ak kilifa képp kuy solidarité ak Simon képp kuy solidarité ak Bougazeli képp kuy solidarité ak député yooyu ñooñoo la tane yow yaa gën a bon ñooñu parce que ñii présomption d'innocence kenn waru ko fi wax lu ne fàng la lu ne fàng ba pare journalistes yi osé wuñu sax wax ni yow sàcc ku koy faral sàcc nga osé wuñu wax ni bandi ku koy faral bandi nga osé wuñu wax ni truand ku koy faral truand nga yow ngeen jàkkaarloog ay xale yu ndaw yor seeni micro ne dañuy def conférence de presse di am bu ñuy expliquer li nga xam ni ñoom mënuñu lu ne fàng ñu bëgg ko mbubb solal lu def taasu ne ñu bëgg ko solal mbubb ak tubéy mais il faut arrêter journaliste la boo leen amatul fitu wax teg leen seeni micro ngeen bàyyi ñu noonu boo leen amatul fitu poser de bonnes questions boo leen amul fitu def de bonnes mais ay analyse yu normal teg leen seeni micro ngeen dem xooli leneen jaayi kew wala ngeen jaayi naajo wala lu kenn xamul waaw méritiwu leen nit ñi di toog di jël seen temps di leen xaar ay chroniqueurs yi nga xam ne ay duñu tekkiwuñu dara chroniqueurs yi nga xam ni yow nga ne chroniqueur nga ne ay millions ñoo lay toog di sant li ngay wax yëpp ay fen la ay connard ne ay chroniqueur lañu gis lu ne fàng nga ne danga koy vraiment nañu bañ xam nga résistance bi ngeen doon wax noonu loolu du résistance loolu tappale la politicien taxaw naa résistance tappale la xam nga la mooy résistance lii moo war a doon résistance population bi yéen ñi nga xam ni politique gu leen Sénégal moo leen ñor résister leen bàyyi bañ leen naafiq yi sàcc yi wurujkat yi yàq suñu république on est dans une république nañ ko bañ il faut être républicain
na leen jaral seen lu ne républicain. On est dans une république lu waay jóg def sa nuxóoru ne c'est la république jaay passeport diplomatique ne c'est la république faux billet ne c'est la république yow boo demee sax ba say bagage baaxatul nga ne c'est la république. Il faut arrêter ngir yàlla ak yonent bi. maa ngi jéggalu vraiment man semaine bii yëpp vraiment sama xol bi neexul maa ngi jéggalu bu baax a baax live bi mënul woon ñàkk te maintenant chaque jour day am tey chaque semaine day am. il faut ñu arrêter policiers yi arrêter leen di manipuler suñu jeunes yi yéen li ngeen di def tegu leen ko ci yoon bàyyi leen ñi ngeen di manipuler boo leen amee seen problème bopp régler leen ko seen bopp yéen a jaay visa yéen a def naka su dul noonu yem leen ci loolu bu leen ñu indi ay thèse complot c'est pas vrai du complot du politique la preuve en est que ni kilifa génn na fii je ne sais pas 3 ans 4 ans de cela génn woote ni Sénégal génn leen ñu marche personne génnul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté tout le Sénégal ñëpp la saaga barki Dembo Ndiaye kilifa Simon les mêmes personnes les activistes yéen waaye yéen ñi nga xam ne yéen a kii boobu woote ngeen pour génn kenn génnul. donc ban intérêt li nit am di leen sosal lii mu leen sosal dans la mesure d'autant plus que dañ leen a filmer ngeen di waxaale di tox seeni cigarette ak lu ne ngeen tey def na loolu il faut arrêter ngir yàlla yonent bi. La république jóg leen Sénégalais yi jóg leen bañ leen jéem leen valeur yi ñu fi sunu mag yi bàyyi nañ ko téye fulla ngor boo génnee réewu Sénégal nga téye sunu drapeau normalement loolu lañu mus a gëm loolu moo mus a nekk Sénégal réew mi sunu réew la te nga bàyyi tapet bi nit da ngay ñeme assumer say wax. man parfois su ma damay toog sax dem naa ba bëggatuma seeraan télé Sénégal parce que sama xol bi damay ragal ma am crise cardiaque journaliste yu tapet ay nit ñu tapet ñi nga xam ne dañu naan fa te ñoom ñoo war a informer la population mais ñoom ñoo gën a tapet gën a naafeq ñëpp ku ci ne am na foofar ku ci ne télé boo nekk am na foofar il faut arrêter di jéggalu ñëpp nag. Vraiment sama coup de cœur lii sama xol bi mooy metti ci politicien wu léegi ci jikko ju ñaaw ji ci xastante bi ci wax lu ñëw ba pare ci fen gu metti gi def lu ne wàng ne dañ ma complot nañu bàyyi loolu il faut arrêter ça il faut assumer lu nit def na nga ko assumer ñëppay def erreur man damay def erreur keneen ak keneen dangay def erreur mais bi ma nekkee militaire am na suñu benn proverbe bi ma nekkee CRIC am na sa militaire mooy boo njëkkee ñëw nii CRIC lañ lay wax am na benn proverbe bu suñu bu caporal bi doon wax qui ose gagne qui perd paye qui ose gagne qui perd paye ça veut dire yow boo osé def say nuxóor yi boo ci génnee c'est bien li nga ci doon ut nga am ko c'est bien mais soo pertee pay il faut nga fay d'habitude foofu dañ lay tëj kaso wala ñu manœuvrer am na sam benn cicatrice fii dama génnoon dem ci village boobu mais dañ ma manœuvrer ba liquide baa ngi fii ba tey j'ai perdu il faut ma fay loolu ba léegi dafa des sama xol bi dafa des ci man lépp looy def danga koy dem ak conviction ak sa aqulaay taala na tax loolu man jikko jooju la Sénégal yëpp am Sénégal yi ñëpp a ko am li ma wax nii da ngay oser gëm sa bopp gëm sa dëkk nit da ngay gëm sa bopp gëm sa dëkk gëm sa man Sénégal bu ñu ko gañee match football sax wala basket yu ndaw yi affaire damay feebar Sénégal laa bëgg Sénégal buy Lido ak Mali wala Mauritanie affaire yooyu ma koy seetaan bu ñu gañee Sénégal damay feebar nit noonu la war a mel xam nga ku mel noonu mënul jaay passeport diplomatique wala mënul ñëpp te man ni ma mel nii man maa gën a néew ci nit ñi bëggee si am na nit ñi nga xam ne dañu jaay seen lépp seen carrière bi yëpp dañ ko def ci béréb ci kii Sénégal ci service su Sénégal mais ay connards de rien du tout bëgg a ñëw yàq loolu ay nitu barki ñi nga xam ne barki Dembo Ndiaye la ñu juddu
bëgg ñëw di manipuler maayanu sénégalais yi pour lan. république bi jóg leen nañ ko bañ teg fi suñuy valeur fulla fayda jom waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp xool tey moom laay bi moom xool la Papis waxee te di jéggalu quoi maa ngi jéggalu ñëpp te visé wu ma kenn lu dul sàcc yeeg wurujkat yeeg manipulateurs yi ñooñu la sama wax ji visé di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.